mbokku téléspectateur u Mbar mi TV ñu ngi fiy dalal ñaari champion ñu ngi dalal champion Pape Ndao dëkk Thiès ñi dalal tamit champion Papy dëkk Thiès champion Papy ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. maa ngi nuyu waa Mbar mi TV yëpp ci téléspectateur yi seetaan ci chaîne Mbar mi TV di nuyu ahlu élevage bi yëpp baa mi kenn di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq. champion Pape Ndao borom Thiès ñu ngi lay nuyu tamit bu baax di la ziar. waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu waa Mbar mi TV di leen wax ni seen taxawaay ak seen liggéey rafet na donc Pape Ndao bergerie Ndaween famille Petit Thialy ñaari guy Kees donc je suis là pour présenter la région de Kees avec mon confrère Papy Dieye voilà. Pape Ndao ñu bëggoon la nga ñëwal ñu tuuti rek si say début élevage suñu gàtt rek nga fàttali ñu say début élevage. waaw su ma début élevage quand même yàggul ba ma war ko fee mën a fàtte parce que maa ngi door a def sama 6e année laa dugg nii donc bi may njëkk a dugg ci xar yi dama dem au moins génne benn somme dugal ko ci laadum yi donc ñu nekk ay prix yoo xam ni moment boobu prix yu extraordinaire lañ parce que bi may njëkk a jënd benn femelle à 11 millions 500 koo ko waxoon tey du ko gëm wax dëgg yàlla donc ma jël ci liggéey ci li nga xam ni moom laa ci doon ut muy benn mâle jamono jooju maa ngi ko jënd ak benn mâle bu ñu naan kilifa parce que kilifa li ma impressionné woon ci moom mooy doole ji ak ni mu meloon c'est impressionnant parce que kilifa maa ngi ko njëkkoon a gis fii la nga xamante ni moom mooy xar mi kii concours boobu ñu doon def la kooku émission xar mi balaa ko njëkk a gisee mu impressionné ma topp ko foofu donc récupérer ñaari guy et tant d'autres dinosaures et tout ça donc ay prix yoo xam ne prix yu doy waar lañ mais nag quand même j'avoue que moment boobu donc fi liggéey bi ak si tey loolu laa bëggoon bi ma ci liggéeyee ba pare bon voilà ma am ci benn doom mon confrère Papy Dieye topp ma ci donc ma mujj ko jox moom it wax dëgg yàlla mu téye ko liggéey ci donc tey jii début d'élevage bi wax dëgg yàlla benn investissement la mos a def ci élevage bi muy investissement boobu te investissement boobu tey jii moom moo jur li nga xam ne tey jii moom moo fi nekk. merci beaucoup. ñu ñëw tuuti ci champion Papy borom Thiès comme ni ñu koy waxee donc nekk koo xam ne mi ngi liggéey bu am solo ci élevage Papy ñëwal ñu say début et puis tamit nga wax ñu ndax mës nga gagné bu bokkul ak wala nga jot xar mu def record lu bokkul ak préfet bii. waaw daaw man nag bi ma duggee ci élevage yàgg na yàggul mën naa ne ci élevage laadum maa ngi ci dugg en 2009 la njëkk am laadum mais avant daan naa yar ay ordinaire mën naa ni li ma fàttaliku lu ma yorul xar bëriwul ndax ba nekkee xale su ma juumul xar bi ñu ma njëkk a jëndal boobu temps 7 ans la amoon boobu temps xale bu ndaw laa doon jooy ci xar yi maa ngi def CI ba sama papa maa ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko xaaral ko àjjana jëndaloon ma premier xar bi ma jëndoon boobu temps 7 ans la am donc après laa ko doon yar ay ordinaire ba 2009 laa doon fréquenté sama benn grand bu tudd Sangone Gueye doon dem këram ba gis laadum yi intéressé ma ana boobu laa jënd sama première laadum 2009 York ci laa commencé élevage bi ba 2011 ci laa njëkk génnee foire Thiès 2011 dem naa foire Thiès 2011 2012 2013 ma jënd maal bu ñuy wax macha allah bi nga xamante ni mën naa ne mooy maal bi tax éleveur yëpp xam ma tey. bi taal sama élevage. Papy macha allah waaw parce que macha allah maa ngi ko jënd en 2013 bi ma ko jëndee 2013 ma indi ko foire Thiès dama ko jënd rek ay 2 mois après ñu dem foire Thiès ma exposé ko ak sélection bi ma defoon ba 2015 bi ci laa njëkk a ñëw Adam sama première exposition Adam en 2015 la ma ñëw indi woon ay doom macha allah rek ci laa njëkk a concouré fii à Dakar Agnel ak jeune mâle ñaar yëpp jël 3e sama première participation ma jëloon 2e meilleure exposition en 2015 continuer élevage bi 2015 2016 ci laa ñëwaat fii Adam concours fi mâle femelle Agnel yàlla def ñetti catégorie yëpp ma yéeg podium. fàttali ñu xar yooyu nga yéege woon podium at boobu.
maa ngi indi woon mâle bi ñuy wax soleil indi femelle bi ñuy wax ñaari guy bi ma Pape Ndaw jox mooy bi mu doon wax léegi nii ak doomu macha allah boomel yàlla def soleil jël 3e ci grand mâle yi ñaari guy jël première ci grande femelle yi boomel di doomu macha allah jël 3e ci añal yi. est-ce que femelle boobu di ñaari guy ba muy jël meilleure grande femelle en 2016 bokkoon na si amoon na record wala amul woon record wala fàtte lu ñu mensuration yi mu amoon. juumul woon moom moo doon femelle bi sutoon ji ñu nattoon temps boobu noonu 1 mètre 1,7 su ma juumul la amoon en 2016 amoon LCS 146. ñuy fàttaliku ne yaa ngi naan sa xarit sa mag Pape Ndaw moo la ko joxoon Pape nga yor benn femelle boo xam ne yaakaar naa gagné nga si tamit ñaari guy foiru Thiès nga pare si wala pareegoo si nga yëkkati nga jox ko papi lan mooy seen relation yéen ñu nga xam ne yéen a dëkk Thiès. waaw Papi Dieye wax na ko ñaari guy bi ma ko jëndee fii Dakar ba yóbbu ko Kees mu tombeek foiru Kees bi ak Kilifa ak Madiba bi nga xam ne moom moo ko juddle woon jaay ko Lay Touré ma jënd ko ci Madiba ak ñoom virgule bi ma ñëwee Kees tombeek foiru Kees bi mu tombeek foiru Kees bi ma dugal leen concours ñaari guy foofu la njëkk a jëlee pay foiru Kees bi ñaari guy moo jëloon feefu meilleure femelle boobu maa ko yóbbu woon yóbbu Kilifa mu jël 2e jeune mâle yóbbu doomu Madiba bi ma indi nii tey fii mu jël añal donc mu nekk première exposition bi ma njëkk a def ci wàllu laadum muy première exposition bi ma njëkk a def bi ma duggee ci laadum parce que dama dugg ci laadum rek Kees di waaj a foire donc automatiquement ci laa demee Kees bi ma jógee foofu nag laa adhéré Adam donc fokk na boobu ñaari guy mi ngi doon nampal benn mbote mooy doomam bi mu amoon ak chef d'état donc moom la doon nampal waalo mbooj boobu tëboogul woon sax après bi mu ñëwee kër ga ci la tëbu bi mu tëboo ma téye ko ba mu wàccee doom bu góor xam nga rek suma frère Papi Dieye nga xam ne vraiment suma rakk la suma frère la et puis gis nañu nu mu taxawee ci élevage bi topp ma ci nag et puis yàgg ma cee topp nag wax dëgg yàlla teg ma ci choc lool nag et tout ça donc ma xam ni bon dërëm bi génnul gaal gi te suma frère la certes moo ma jiitu ci élevage bi mais comme que liggéey naa ci li ma soxla woon donc mooy li nga xam ne mooy maal bi ma bëggoon moo Kilifa ma am ko ci daal di koy téye voilà mu fay ma ci li nga xamante ni satisfaire na ma te li nga xamante ni aussi tamit moom war naa ko mën a jox mu liggéey ma jox ko mu liggéey moom it mu dara parce que donc élevage je pense que ni partage la et c'est important donc mooy mu jël maal bi yóbbu ko femelle bi yóbbu ko Adam femelle bi jël pay man xamoon naa ni femelle bu demee Adam day jël pay parce que nag quand même waroon naa jamono jooju xamoon naa fan la femelle yi toll donc dama ko jox rek ay quelques mois femelle bi jël pay Adam te man maa ngi doon préparé Adam te année boobu moo doon Adam sama première exposition ma ni man bu ma demee du ma dugg kooku damay observer parce que Adam dafa nekk benn foire boo xam dafa doy waar donc faaw nga pare ko donc loo xamul nag doo ca def rek sóobu da ngay observer d'abord ndax booy ñëwaat di nga xam li ngay organiser ak li ngay def lan la donc ma jox ko mu yóbbu ko aussi tamit toppatoo ko teg ko dans les très bonnes conditions yóbbu ko vraiment mu jël ndam li ba mu jëlee ndam li je me rappelle très bien man ak mon frère Oudé Diagne ñun ñoo dem jël trophée bi et daal ça c'est important donc parce que Kees la ko defal et Kees a gagné c'est pas Pape Ndaw c'est pas Papi Dieye mais Kees a gagné mais Sénégal ñoo gagné parce que xar boobu xaru Sénégal ñu seetlu ne Pape Ndaw Papi Dieye ñeen ñaar tool bokk question bi ngeen ni dugg ci élevage amoon na bruit parce que Pape Ndaw ku nekk bëggoon na mu ñëw sa kër jënd xar Papi Dieye kazalika mais loolu da ngeen di bari woon xaalis macha allah wala bëgg-bëgg bi da ngeen xamoon ne tey jii am na lu nekkoon Thiès commencé di dem ngeen ne faw nit ñi nekk ay jeunes nekk ay éleveurs yàlla macha allah dénk ñu tuuti barke war nañ ko mën indiwaat Thiès ndax loolu moo nekkoon seen challenge. waaw non loolu moom mooy li ma la sànq donc man boo xoolee yàgg naa ci xar mais éleveurs yi buñ ma gënee xam ci macha allah xëy na ci recrutement macha allah la ñu constaté woon ñoom que ni prix la woon boo xamante ni ci ñoom c'était un peu exagéré. moo taxoon mu andi woon coow li parce que temps boobu noonu yenn prix yi mën naa ne amuloon ci xar. macha allah bu ma koy jënd coow li bëri woon na trop mais
comme ni ma koy waxee tout le temps donc man damaa gëm ni lu baax amul njëg moo tax su may jënd su ma gisee lenn lu ma neex yàlla wërsëgal ma yor ko mën koo jënd du ma ci hésiter quoi donc coow loolu noonu moo taxoon nit ñi doon wax loolu au début mais man yàgg naa ci xar yi déggoo ma la en 2011 exposé naa à Thiès. Macha Allah. donc exposé 2011 2013 daa recruté macha allah ci 2013 boobu ci la coow lu bëri woon mais nit ñi dañoo pour man dañoo comprendre lu woon rek wala sama élevage moo toll woon fu mu nit ñi xamee woon. moo ñu bëri dañoo yaakaar ne ci macha allah laa doog a débuté. mais débuté wu moon ci boobu noonu fekk na yàggoon naa amay xar. Macha Allah. waaw dans cette question bi donc question bu bien la parce que man je pense que ni tey jii bu ñu nee berceau Ladoum fan la ñuy tudd Kees. donc Papi Dieye jiituma foofu nekk xale mais liggéey ba ko xool dégg Papi Dieye boo ko gisagul da ngay foog ni sax mag mu yàgg ci élevage bi la. fekk li ko jox moom mooy mu jël investir mais investissement bi tamit xam na fi mu koy teg pour mën a relever niveau bi ma ñëwee Kees wër ñëw Dakar wër laa ni Kees am na fu ñu liggéeyoon amoon fu ñu àgg mais malgré tout ça Dakar am na lu mu rocci woon man bi may dugg ci élevage bi ma ni Papi Dieye dina am ko accompagner ci xeex bi parce que tamit am na ñoo xam bëgg nañ ko mais moyens laaju ko woon moom bi ko moyens laajee ci moom am na lu mu def ma ne nag kii su amee ku ko accompagner Kees élevage bi dana fa delluwaat ci laa jóge ne ko nag am nga keneen koo xam dina taxaw accompagner la ci laa ñëwee Dakar bi may njëkk a jënd femelle 11 millions 500 boobu Sénégal kenn gëmu ko kenn naan non du dëgg kenn gëmu ko kenn parce que femelle 11 millions 500 à l'époque quand même moom kuñ ko waxoon nga ne loolu mënul nekk ma ñëw fay ko cash nag jël suma xar yóbbu ci laa jëndee ay dinosaures ak tant d'autres xar yi nga xam ni yéeg nañu ba jëm salon Adam ak xar yi nga xam tamit xar yu extraordinaire lañ ma def sama trio def sama sélection yóbbu Kees et puis def ko pour Kees moo tax première année boobu ci la ma Kees tuddee seen foire mënu ma am sama àdduna lu ma dàqal lool mooy ma dugg ci élevage ci benn dëkk bi ma dëkk ne asalaamaaleykum ñu ni maaleykum salaam ñu xool ma jagleel ma lool ma jógee foofu Rufisque jagleel ma ko moo tax ma ni lii di Kees en premier mais lii di Rufisque en deuxième moo tax tout le temps ma naan foire yi bu ñu bokkoon benn foire bu ñu ko bokkoon ragal naa ni sax Kees dana ñàkk parce que gars yi nañ xam ne kat Kees laa dëkk waaye waa Tëngéej dañ leen a teral ma ànd ak ñoom Papi ñoom docteur Diallo ñëpp ñëw fa et puis mu nekk lu extra kon tey jii Kees wax dëgg yàlla bu ñu waxantee dëgg rek bi ñuy ñëw ci élevage bi fekkoon na Kees nekk ci benn fighting bu doy waar diggante Papi Dieye ñoom Odé Diagne ak ñoom di liggéey vraiment di instauré di job tey nga dem Adam fekk fa ñoom Papi Dieye fekk fa ñoom Odé Diagne mais ñu xaw a néew ma ñëw vraiment bokk ci ñoom commencé di leen dooleel ñu liggéey en synergie moo tax ma koy jox xar parce que Papi Dieye jox naa ko ñaari xar par contre nag moo ma joxagul quoi quand même. Papi bon te xam naa ne. jox naa ko ñaari xar si Mbar mi TV la xewee. te ñaari xar yi ma ko jox yëpp vraiment ay champion lañu parce que doomu dinosaure bu jigéen amuma ko benn ba ma ci amoon moo ko rocc ñaari guy ma am ci benn mu rocc ko kon booy bi damaa liggéey. non xam naa da nga ko jàppee rek xam naa ne fii si Mbar mi TV xam naa balaa émission bi di jeex Papi dina la jox benn mais Papi ñu ñëwaat tuuti si sa cursus su élevage sa jaar-jaar Papi jugee si macha allah coow li bari macha allah Papi dugal benn maalu champion boo xam ne mi ngi naan Soleil coow li gën a ti bari ñi naan 20 millions ñi naan 25 ñi naan nii mais Papi jënd boobu noonu ak maal boobu lan nga ko gisee woon muy Soleil ba dugal ko sa gétt bëgg cee liggéey. non maal boobu moom wax ci moom yomb na ndax choix bi ñu defoon ci moom bi ñu ñëwee Adam rek exemple la rek parce que du loolu moo taxoon sax ñu jënd ko mais année bi ñu ko jëndee ñëw nañ ci foire Adam boole ko ci grand mal yi instant boobu mi ngi doog a am 2 ans mu dugg def exploit jëloon 3e donc maal loon boo xamante ne amoon nañ ci moom yaakaar ci suñu élevage parce que élevage continuité la quoi liggéeyoon nañ ci macha allah ba amoon benn base de femelle bu solide donc il fallait ñu wut beneen maal pour yokk kon ne liggéey bi yaakaar bi ci moom la woon donc ñu defoon choix boobu noonu ci loolu lañ ko tegoon pour kon ne suñu liggéey mais li ci yàlla dogal gis nañ ko. est-ce que am nga si ay produits yoo xam ne lu bëri la comme ni nga liggéey si macha allah. non moom nag mën naa ne liggéeyuma ci lu bëri wax dëgg yàlla ndax bi mu ñëwee mën naa ne benn série la fa def après bi ñu jugee Adam
ci la commencé am ay dog tolof yi ñëw ba ni muy daanoo donc maal loolu boo xamante ni liñ ci yaakaar liñ ci bëggoon jotuñu ko coono àggale quoi. mais Papy dañuy gis ne ni nga waaje woon sa foire 2016 ñëwatu ni lu waral loolu parce que boobu voilà lépp nga indi woon mu rafet blouson yi indi ñaari box macha allah ne fii soleil ne fii affaire yi yanja lool maa ngi fàttaliku sax grand Pape ne tant que Papy dugg na man du ma dugg toog supporter bi nan la demee woon loolu. waaw non xam nga foire yi moom ñun mosu ñoo xeeb benn bis xëy na foire boobu comme ni mu demee woon la rek comme ni nga ko waxee fekk na ma jënd maal bu mag mu bokkoon ci mën naa ne ci favori temps boobu noonu Pape Ndaw sama grand frère joxoon ma femelle bi ñëpp mu nekkoon favori numéro 1 Sénégal donc yooyu moo taxoon xëy na foire bu bëri woon coow mais ñun comme ni ñuy waajee foire bii lañ waajee yeneen foire yi tout le temps duñu xeeb bis mais foire boobu noonu xëy na sujet yooyu ñëwoon nekkoon favori au niveau national moo waraloon coow loolu nekkoon ci bergerie Papy Dieye. macha allah Papy ma dellu si champion Pape 2016 compétiro da ngaa ñëw rek ëkku toog jàpp di observer comme ni nga ko waxee 2018 ñëw nga indi sa arsenal comme ni nga koy jël ñaari box indi Merlin indi Avenir génne sa femelle yëpp ñu compétir Pape yaa bëggam compétition yow Pape lu tax nga bëgg a dóorante. waaw mais xam nga kees la ñu wax. berceau laadu. Papy Dieye warul mun a wét ci xeex bi. mais su amee benn dëkkandoom ak benn naataangoom boo xam ne ñoo bokkandoo dëkk. rëy tënk leen ñoom ñaan ñëpp yabal leen. kon tey jii mise bu ñu war a def rek nañ ko def pour am chance su gagner. loolu moo tax bi ma ñëwee sama deuxième exposition Adam ma ñëw premier bi dama doon observer xam naa léegi Adam ni muy tëddee deuxième exposition yi ma ñëw indi ay xar yoo xam ne ay xar yu extraordinaire lañ ku mel ni Avenir yaayam ba ma ñëwee ni du ma compétir boobu noonu Avenir période yooyu laa ko doon door a jëli ci Papy Dieye indi ko sama kër ci laa ko indee ci foire bi mu nekk mbote dégg nga mu nekk ay mbote fekk ma koy door a jëli ci Papy Dieye indi ko ci foire bi booy xool boobu yaay ji nampam pareegul woon sax te mi ngi doon tëbu foofu te nekkul woon ci forme boo xam ni sax waroon nañ ko mën a dugal concours mais voilà quoi comme que gars yi moom yàgg nañu concours te xam nañu concours am na nuñ ko organiser ba dugg ci ba yàlla may ñu ndam donc ma indiwaale papa ji muy kilifa am nu mu tollool nag ba Papy Dieye sax benn jour nee na ma mais Pape Ndo su doon sama sago kilifa di nga ko dugal soo ko dugaloon tey jii kat dana jaxase carte gi parce que tolloon na noo xam ne période boobu kenn mun ko comprendre ma ne ko non su ma rakk nga maa ngi door a ñëw am na lu ma la jox loo xam maa ngi ko doon préparé léegi yow demal rek demaale ma léegi année bi ci topp nag ñu xool année bi ci topp doomam ñëw Avenir ak Merlin ma jël sama famille yëpp tamit dugal leen pour ñu évaluer leen donc tey jii bi ma dugalee yëpp ñu évaluer leen sama jeune mâle dugal naa jeune mâle dugal tëng dugal ñetti femelle dugal ñaari mâle donc pour ñu évaluer leen pour wan leen ni carrément kees kat ñi ngi ci kaw mbir yi kees kat la ñu waxoon ne moom dana fa delluwaat tey jii bu ñu xoolee li xew tey ak li daan xew xam ni kat am na benn koo xamante ni taxaw nañ ci kanam kat ànd ak moom pour jël bagage yóbbu ko kees ñu ñëwee tamit fekk fa suñu confrère Sidaat c'est important fekk fa suñu confrère Sidaat mu ñëw tamit ànd ak ñun ñetteel ñi mais aussi tamit magal ñu comme on dit donc ñu war a àndandoo pour xeex pour war a mën a am dara pour dem kees parce que Papy Dieye saa yu ñëwee foofu wax dëgg yàlla dina sigil waa kees moom mooy dina fa jëlee ay trophées yoo xam bu ko jëlee du pour moom mais pour kees la kon tey jii bu ma ñëwee yokku ci Sidaat ñëw yokku ci lu mu gën a yokk rek c'est kees ki gañ dañ naan kat def leen nànk kees kat mi ngi raam di dem te luy raam ca ñag ba la jëm te bu fa amee kër du fa jóg année boobu bi ma ko yóbboo ba ñuy sélectionné yàlla def ñu sélectionné sama ñaari maal yëpp yi ma dugal ñu bokk ci 2 premiers yi ci ñaata maal ñoo bokkoon defee naa ni 36 maal ñu sélectionné ci 10 maal Adam ñaata box la woon à l'époque presque 200 voilà donc ñu sélectionné ci sa ñaari maal ñu ñoo bokk ci 10 premiers yi kenn ki jël 6e kenn ki jël 8e donc loolu fierté la ci ñun muy suñu première exposition nag muy suñu suñu premier concours Adam yàlla daf ñëw dugal jeune mâle suñu jeune mâle positionné 2e ñëw dugal tëng suñu tëng boobu positionné wu 4e Papy Dieye tamit ñëw dugal je pense tëngam boobu positionné wu 2e soo ko suñu frère Sidaat ñëw dugal maalam positionné wu 2e kon tey Kees région de Kees tey kenn mënu leen a génne ci foire boobu te la ñu waxoon kon ma ngay raam di dem
ba tey jii kon je pense que ni loolu mooy mbir mi tey jii bu ñu amoon ñeneen tamit ñu ci wàll si ñëw bokk ak ñun ci li nga xam moom la ñuy combattre dina baax parce que noonu suñu saga trophée yëpp day jógee Dakar dem Kees parce que loolu muy suñu souhait parce que il fallait que ñu woon ni ñu leen Kees mooy berceau Ladoum maanaam fa la Ladoum jóge comme que fa la Ladoum jógee ba ñëw Dakar waa Dakar am luñ ci liggéey am lu ñu rocc woon am luñ ci liggéey di ci liggéey ba waa Kees demaat di rocc waat loolu di ko delloowaat foofu di travailler loolu nag pour créer loo xamante ni dañu naan Kees na mu créé woon Ladoum ba teg ko ñun tamit noonu la ñu war a mun a créer ba teg loo xamante ne ni kenn dootu ko mën a dindi ci élevage te ci yoon boobu la ñu nekk. ah macha allah donc mënuñu tudd Thiès te duñu tudd seen grand yooyu ziar leen ku mel ni Ouda Diagne ñu ngi koy nuyu au passage di ko ziar bu baax a baax ku mel ni Sidaat Diop tamit aussi ñu ngi koy nuyu ak Pa Baro Mbaye ak ñëpp ñi nga xam ne Matar Meng ñooñu nga xam ne peut-être sax xamuñu leen amaana ak grand bi nga xam ne yow daanaka mooy sa lépp te mu dugal la si élevage nu tudd Sangoné muy ku baax aussi ku dal kuy bëgg élevage donc di fàttali ne ñi ngi fii nga xam ne mooy si Mbarmi TV mais Papy 2018 ñëw compétir au mâle adulte su dee juum ñëw nga indi préfet mais da nga observer rek taxaw seetaan mais lan moo waraloon loolu Papy nga yor mâle mel ni préfet ku ko gisoon ñëpp ñoo yaakaar ne doy dugg mu ñëw nga def stand by taxaw. waaw non 2018 moom mën naa ni aw ma woon candidat pour grand mâle parce que bu préfet normalement mën naa ni ay 15 jours avant ñoo ñëw foire ci lay doog a foq ñeent donc instant boobu mën naa ne xale la woon di prématuré trop pour dugg ko ci grand mâle mu compétir mais daf moom normalement bu foqul woon espoir la doon dugg mais moins de 10 jours avant foire lay doog a foq donc biñ ñëwee añal lañ dugaloon 2018 moo jëloon deuxième muy rafet njot di doomu soleil bi ma jëndoon en 2016 donc loolu lañ préféré woon dugal suñu yeneen famille yi ñenn ñi dañoo diisoon ñenn ñi dañu doon doog am doom présentable ñu woon instant boobu noonu trop moo taxoon ñu ne noonu nañ bàyyi donc compétir añal yàlla def ñu jël ci deuxième. donc macha allah Pape nga ñëw compétir jël 6e 8e nga dugal benn jeune mâle ñu évaluer ko si bët muy coow li démb yàlla def 2 ans après wala 1 an ak lu teg boobu mi ngi am ñaata la amoon bi muy jël jeune agneau 9 mois la amoon démb ñu évaluer ko à 25 mois wala 26 mois mu ñëw démb def 117 autour au garrot mais Pape mu ñëw rek jaaralaal ñu si cursusu mâle bi évolution am courbe de croissance am nan nga ko doon gisee ak nan nga ko doon suivre. waaw mâle bi coow li dama jëndoon benn femelle ci Diop boulangerie à Kees la nekk femelle bi maa ngi ko jëndee woon 8 millions bi ma jëndee femelle bi 8 millions semaine boobu la doon door a tëbb ci benn mâle bu mu yoroon mâle bi benn doomu sibiiru bu jigéen moo jur papaam ak benn sëtu gàndi ñoom la ñu associé ñu am benn mâle Xaadim Thiam moo ko juddule bu mu amee mâle boobu Xaadim Thiam ci la ko jaayee Diop téye mâle bi jël ko mu tëblu ci doomu Cheikh Anta papaam mooy Maxtum su ma juumul Balla Gaye voilà je pense que donc mooy yaayam donc nag tey jii je pense ni jeune mâle kii boobu coow li yaayam papaam su ma juumul jaar na ci yow Papi Dieye je pense voilà jaar na ci Papi Dieye papaam donc ñu boole leen ci laa ko jënde boobu confirmé gul ma indi ko sama kër tëb ne ma bu répété nga jox ko sa maal yi wala nga indiwaat ma ne ko non bu répété kañ ma koy jox sama avenir ak yooyu quoi fa yàlla répété wu muy dem di dem ba wàcce coow li bi mu wàccee coow li ma xool xar bi autant bi mu juddoo mais xar bi nekk xar bu doy waar ma ni comme que xar bi bokkul ak dara samay xar tey jii du ma ko génne dama koy téye parce que xar bi war naa cee mën a liggéey ci laa amee option téye ko ci biir nag ñu bari laaj nañ ma comme ni ñu mel ni avenir à l'époque bi ñu ma koy laaj dëgg ba ay nit ñëw nañ ci Papi Dieye ne ko ba xam xar bi day jaay mun leen kii de góoma borom dina jaay ko ma ne ko bi laa yaayee wax bi ma téyee xar bi vraiment di ànd ak moom defe naa ni période boobu ñuy ñëwee Kees foiru Kees ba le passé boobu bi préfet di jël jeune mâle donc bi préfet di jeune mâle boobu coow li mi ngi doon door a am 3 jours 4 jours ci la ñëwee woon ak doomu dinosaure bi mooy parce que xar bi ak doomu dinosaure bi ak tëgg ba ñoom ñoo juddoondoo kër gi donc ñu xool ko
léeg-léeg tamit je may discuter ak suma frère Papi Dieye mu ni ma non xar bi moom bu ko jaay téye ko parce que gis naa ci moom ay bagages ak yooyu et tout ça ma ne ko mais man loolu sa option boobu laa téye parce que su ma ko jaay ren utiwaat beneen maal te comme que maa ngi liggéey ci Avenir ak Merlin kon moom après war na mën a ñëw relais pour mën a tëb doomu Avenir ak doomu Merlin yi donc bàyyi mu téye ko parce que xam naa fa mu jëm yàlla def may ànd ak xar bi indi ko sectoriel u Adam bi ma ko indee sectoriel Adam Guédiawaye ku ko gis rek xam ne xar bi champion lay doon ku nekk laaj ma ko nag man leen noo joxew ànd ak moom ba Adam bi mu ñëw dugg jeune mâle jël deuxième meilleur jeune mâle ma téye ko yóbbu ko kees mi ngi génnaat ci foiru kees bi gars yi ñëw ñëpp gis ko mu jógee foiru kees bi foofu kenn natt ko fa jógee fa dellu kër ga ba sectoriel tey ñu natt ko tey mu battre recordu hauteur ci 2 ans 2 mois 26 mois nga am 117 hauteur au galop maanaam loolu fierté kees waayel te loolu moo lay wan ni kees ba ñu waxoon ne élevage bi dana fa dellu na fa parce que tey booy xool deuxième record ci LCS kees la nekk premier record hauteur kees la nekk préfet qui a 167 virgule coow li il a 117 hauteur un galop ci 26 mois kon ça veut dire que ni kees continuité liggéey bi ñu waxoon ñi ngi ci ba ma njëkkee def émission 2S laa leen waxoon ne leen dinaa xeex ba bokk ci ñi indiwaat élevage bi kees mais ànd koog nag suma ay rak ànd koog suma ay mag ànd koog magu kees yi et que je salue le passage le président Ry docteur Diallo ak ñi ñëw visite yëpp bokk kees ñëw fi visiter ñoom ñëpp ñu ngi leen tudd mais ñu ngi leen di saluer ñoom ñëpp ak ñi exposé kees yëpp de A à Z ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu xam ne émission bii muy def ñoom rek mënoon nañ fi toog waxal parce que ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon loolu moo lay wan ni tey jii xar bi jël record hauteur kees la juddoo yaroo fa màgge fa mais xar bi nga xam ne moom moo yor autouru LCS région de Thiès la juddoo yaroo fa tamit màgge fa. bi xar bii nga xam ne mooy bi ñu jógee Soleil nga dugal maal bi ñu naan préfet muy doomu Saloum mën nga ñu ñëwaat rek sur recrutement boobu ak performance yi mu def ba bërki démb bi ñu ko fi nattee mu def 167 ak tamit coow li nga xam ne amoon na si ñu naan am na ko amu ko mën nga ñu si ñëwaatal tuuti rek champion. loolu moom damay sawar wax ci parce que xar bi moom coow dafa yàggam coow depuis ci recrutement am parce que ba ma koy recruter defoon na benn bruit ñu bëri naan dañ ko nax ak naxuñu ko li mu ko jëndee dafa cher comme d'habitude rek mais yàlla dafa ñu sutura may remercier di nuyuwaale li Nicolas bi ma ko jox ndax bi ma ko jël ci moom su ma juumul day doog am 5 mois ma demoon visite ànd ak Ngañjeen ma koy nuyu de passage xoole xar bi ma ko xoolee yàlla dafa def préfet jour bi mu juddoo dama ko gisoon dama demoon week-end Mbour dem ci bergerie Nicolas di xoole xar yi ñëw fekk préfet juddu ak seex bi yaay ji doon mar leen noonu ñuy génn di commencé dox noonu mu nekk ay mbote yu ma jaaxaloon période boobu noonu ba ma photo leen woon et tout daal di dem bi ma demee 5 mois après laa fa ànd ak Ngañjeen bi ma demee ñu génn xar bi ma ne ko Mor Sène kii ban mbote la mënu mooy bi ñu fi ñëwee noonu mbote yi juddu woon ma ne ko agent fu mu toll mu ngi 5 mois gëw ma ko woon yàlla xam na ko ma génn sama téléphone xool date yi ma photo woon mu tombé tellement ni ma gis man ni ma jugé woon maa gaayam daf ma impressionné woon waaw précaution ci âge boobu noonu après ci laa commencé démarché pour ñu jox ma ko ñu ciy waxtaan ba Luc ma commencé wax ak Luc ne ma dafa bëgg ay femelles parce que bu ko jaayee day renforcer ay femelles ndax Saloum gars yi ñu ko sonal ci doom yi te dafa bëggoon yokk femelle ma ne ko non man am naa ay femelles et tout bu fekkee bëgg nga soit ñu waxaale ma jënd ko ci xaalis wala tamit ñu dem am naa ay femelles moom femelle mu la proposé nga xool moo xam dina la arrangé ou pas mun ma demee dinaa ñëw sa kër ëllëg sa mu ñëw ànd ak Mor Sène ñëw xool si xar yi bëgg fa ñaari femelle ma ne ko amul problème dugal ko femelle yi teg ko xaalis recruter préfet donc recrutement am noonu la demee ma indi ko à 5 mois ñu dem après
4 mois après foire Thiès jot préfet am 9 mois ma dugal concours jeune mâle yàlla def mu gagné jeune mâle bi mu gagné jeune mâle ma téye ko ba foire Thiès bii passé foire Thiès janvier bii nii mu ñëw en grand mâle yàlla def mu gagné grand mâle yi mais bi mu gagné grand mâle dafa amoon coow bu ci nekkoon. coow bi fanati la woon. coow bi ci côté LCS am loolu. ndax instant boobu noonu dañ ko mesurer à Thiès 164 LCS 164 éleveurs yi mën naa ne kenn gëmu ko woon. ñu bëri naan dañ koo sàccal amul 164 yi man mu bir ma ni xar bi am na loolu. bu ñu gars yi génnee vidéo yi ñu defoon foire Thiès. man leen bu yàlla defee jàmm bu ñu demee Adam dinañ la tar xar mi. bu yàlla defee jàmm. Adam dinañ la tar xar mi foofu la ñuy teg suñu loxo dem parler de publicité defaale benn pause dalal ki nga xam ne mooy sunu beneen invité bi war a ànd ak ñoom accompagner leen jërë ngeen jëf fii lay xewee ci Mbarmi TV jërë ngeen jëf.